ñëw ci xibaar. juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci la ñuy waxtaane askan way yeewoo Santhiaba ca Saint-Louis jamono ji nag nelawatuñu bay yandoor li ko waral ñeent ci seen doom ba jamono ji ñuy wax ak yéen kenn tegu leen gët gannaaw bu ñu duggee ci géej gi rek wuti woon ay jën loolu xew rek gannaaw ñaari doom yu fa ñàkk seen bakkan ñu ne jamono ji ñu ngi def kem kàttan rek ngir mën leen gis dinañ wax tamit ci wàllu suppume liñ ci nemeeku jamono ji ca zone des Niayes bëri na ba jaaxal ñi nga xam ne rek ñooy producteurs yi leneen lu yokk seen njaqare nag ñu ne yeneen xeetu suppome ñooy bàyyeekoo diwaanu Maroc ba tax na jamono ji jaay li nga xam ne moom la ñu produire fii ci Sénégal doon na lu jafe dinañ wax tamit ci mbiru sida ñu ne nag téeméer boo jël ñu nga xam ne rek feebar bi di leen dal juróom-ñett fanweer yi daanaka ay ndaw la ñu am fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at ak ñeent ñu ne nag loolu foofu ñu gën a baral li nga xamante rek moo aju ci wàllu sensibilisation bi ngir mën a jëlee li fi mel dinañ dem ca banlieue wax tamit ci wàllu plan jaxaay ubbi dëkk rek bañ ko yëkkatee nag ñi nga xam ne ñoom lañ ko jagleloon rafetlu woon nañ ko waaye jamono ji nag dañ ci gis leneen ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu def kem kattan bu ko defee kër wala makkaan yooyu seeni borom mën ci jot mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës ngeen taaxir la tuuti ci ñu yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum dañuy dem ba ca diwaanu Ndar Géej foofee nag ca quartier bi ñu duppee Santhiaba foofee nag nelaw doon na lu jafe jamono ji li ko waral nag ñeent ci doomu diwaan ba rek ñoo nekk ci biir géej bi jamono ji kenn teggu leen gët ñu ne boobaak léegi nag ñu ngi def kem kàttan ngir mën leen gis waaye loolu antuugul loolu xew rek gannaaw ñaari nappkat yoo xam ne ñàkkoon nañ fa seen bakkan ba tax na jamono ji askan wa daal ñu ngi dund njaxare Ousseynou Diop Habib Seck ñooñu teewal ci diwaan. ginnaaw ba benn gaal amee jafe-jafe ci géej gi ba ñaari mool ñàkk ci seeni bakkan yeneen ñaari gaal daal di réer benn ba ñu daat koy gis ba ca des ñeenti nit la yàpp ba léegi kenn tegu ko gët moo tax ci diwaanu Guet Ndar askan wi sëngëmtal jamono jii nag ñu ngi def bépp pexe ngir mën a gis mool yooyu réer. am nañu demoon seetle mën ñu fa yegg parce que géej gi neexul kooku kenn mënu fa dem ku dul bateau rek moo fa mën dem wala marine wala avion bi kese ñoo fi mën dem. ñoom nag fi ñu toll nii dañu tiit ndaxte jàpp nañu ni géej gi dafa yëngatu boole ci ngelaw lu metti tax sax ñuy ñaan nguur gi mu daal ciy def saafara. mais beneen bi dañ ko gisagul te fi mu nekk ñoom rek ñoo fa nekk mool yi te amuñu benn sécurité ñuy woote suñu état mu ñuy bàyyi xel toujours dañuy am accident yu mel nii te daañu ko teel yëgal mais buñ ko teelee yëgal dafa am benn négligence bu ci am boo xam ni dañu dem ba moole dootuñu leen mujj gis. te woote nañ fépp fu mu mën a doon pour ñu teel a jóg léegi ñu tëmbal marine bi mu dem seeti leen. ñoom mool yi nag la ñuy ragal mooy li nga xamante ni moo dal si yeneen mool yi nga xamante ni jamono jëlee dañu réeroon ba ñàkk seen i bakkan dal seen doom yi tax ñu woote wàllu ngir gouvernement bi déglu leen. wan ni gaal gi foofu la nekk ay nit ñoo sa nekk te nit ñi sonn nañu ñoo ngi woo état Sénégal ak ministre de la pêche mu jóg si lii ak nu mu mënee gaawe soxla nañ ko parce que amuñu leneen lu ko gaal mënul seeti gaal si géej gi amuñu sécurité bu ko mën seeti kon ñoo ngi woo état Sénégal. mu jóg si loolu encore une fois parce que dalaat nañu toujours mi ngi répété. Ndar nag jamono jii dafa tàng lool ay fan yi ñu génn rek ñuy jooy ñaar ñoo xamante ni dañu faatu noppeegunu beneen jafe-jafe dal si askan wi waa Guet Ndar nag la ñuy ñaan mooy gouvernement bi dugal seen loxo te nañ leen di seete. Ousseynou Diop di des ci yeneen liggéeykat yëngu ci géej gi di ay mareyeurs yu fekk baax foofu ca diwaanu Saint-Louis ak li ko wër ñoom nag ca jamono ji boo moyul dinañ banque seen yoxo li ñuy ñaawlu rek mooy pesage bi ñu nemmeeku nee na loolu arrangé wu leen te da leen di indil fitna yu bëri ci seen ay yëngu-yëngu ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat niñ koy doxale ci loolu dañuy teewlu Bassirou Fall mooy président des jeunes mareyeurs bu Saint-Louis ci micro Ousseynou Diop. dafa nekk ci Sénégal yëpp di arnaqué oto yi foo jaar ñu fayu la fa loo xamante ni te jaaduwul yoon te ñu jàpp ne oto frigo waru ci yéeg loolu moom la ñu ñëwoon tey bëggoon ko déclaré pour di ko xamal suñu ministère du transport ak ministère de pêche wàllu pont bascule bi nga xamante ni ñun dawuñu ci yéeg dañu cee génne woon léegi nag dañoo ñëw di ñu fay loolu nga xamante ni
dafa seer te oto jën ak oto bu yebee jën yëpp glace bu déparé fii Ndar bu jëmee Louga balay àgg Louga presque poids bi day wàññiku une tonne day wàññiku 500 kilos bu dawee ba jub Thiès poids bi day wàññiku waat presque 500 kilos nga xam ne bu yeboon 10 tonnes buy dugg Dakar 700 kilos la fa yóbbu wala 600 kilos. suñu ministère du transport ak Omar yu mu woo nañu wax nañu am na lu mu wax ñoo ngi koy déglu jox nañu rendez-vous fii ak jeudi incha allah su fekkee liñ bëgg fekk si nanu ci ñu teg ko suuf su fekkee nag liñ bëgg defaluñu ko ñu dellu ca la nu nekkoon mooy la kees daan def arrêt de travail. delsi fii ci Ndakaaru wax ci audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux ñu amaloon ko tey ci Ndakaaru ci teewaayu njiit réew mi Macky Sall foofee sax la jëlee kàddu rek addu ci lépp lu laal xeex terrorisme ba tax mu ne rek projet de loi bi nga xam ne rek mu aju ci sécurité intérieure dinañ ko yóbbu assemblée nationale bu ko defee rek ñu mën a sóobu ci liggéey bi nu mu waree Cheikh Diop ci liggéey bi. terrorisme doon na loo xamante ni bés bu yàlla sàkk ñu ngi koy dégg ci média yi wala bokk mu doon loo xamante ni ñu ngi koy waxtaanee ci li nga xam ne rek moom moo di dëkk yi mu doon loo xamante ni daal nay ëlëm lool xelu askan wi. Le phénomène est une menace. jàpp naa ne nag lépp lu soxal wàllu terrorisme mu mel ni menace la ci li nga xam ne moom moo di jàmm ak itam kaaraange yi li waral lu ni mel nag li koy indi lu bëri bokk na ci ñàkk xëy ndaw ñi pauvreté ba ci sax li nga xam ne moom moo di corruption waaye itam violation des droits de l'homme. La violation des droits de l'homme. mu doon loo xamante ni wër na ak na wërngal këpp ba tax réew bu Sénégal saa su ne muy defi jéego ngir rek mën a maîtriser bile situation. Je crois profondément à la solidarité et au partage. njort naa ne li nga xam ne moom moo di dimbalante suñu biir ak itam li nga xam ne rek moom moo di jàppalante bokk na ci di xeex lu ni mel naka noonu itam nañ amal ab loi ci assemblée nationale boo xamante ni day saytu lépp lu soxal wàllu kaaraange ci biir réew mi. mu doon ab xeex boo xamante ni rek dañ ko fësal itam ci àdduna wërngal këpp. Les États se doivent donc d'assurer la cohérence entre. ñi nga xam ne ñoom ñoo di état yi nag dañoo war a lëkkaloo seen ak biir ngir rek daal di xeex lu ni mel ci loolee nag war nañ mën a teg ay stratégie yoo xamante ni dina mën a tax ku ci nekk ci ñoom daal di jàpp ni nga xam ne rek noonu nga war a mën a def bala wàllu terrorisme doon loo xamante ni rek du agsi ci tundu Afrique war a bokk sax ci àdduna wërngal këpp. Il s'agit de voir dans quelle mesure il faudrait adapter. ngir xeex lu ni mel nag tundu Afrique des su ginnaaw benn yoon. ba tax mu yëkkati ci biir jotaay thème bu am solo bi nga xam ne day addu ci ana naka la ñuy def ngir rek daal di xeex lu ni mel ci audience solennelle bu rentrée des cours et tribunaux. Diop dañuy desandi ak audience solennelle boobu ak kàddu yi nga xam ne rek njiitu réew mi Macky Sall yëkkati na ko di xamle ne rek dinañ tax beneen cour suprême bu yees ñu ne rek mën na am ñu tabax ko foofee ca wetu palais de justice wala rek ñu yóbbu ko fi nga xamante ne mooy jam ñaajo lim ci jublu rek mooy fexe bi ñuy yëngu ci boobule fan ci wàllu yoon rek am makkaan boo xam ne dina leen may ñu amal seen yëngu-yëngu ñu teewlu njiitu réew mi. Je prends la décision. jël naa dogal nag dina amal li nga xam ne moom moo di siège bu cour suprême loolee nag nañ ko def fa nga xam ne dafa jege lool fi nga xam ne moom moo di palais de justice bu fekkee nag amuñu espace foofee dinañ dem ba jam ñaajo daal di fay tabax li nga xam ne moom moo di siège bu cour suprême lii lee nag njort naa ne du yàgg dara daañu ko taxawal. ñu wax ci wàllu politique ak kuréel bi ñu duppee ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag dañu am yéen rek doxub ñaxtu suba ci aljuma ji ci loolu nag ñu ngi woo doomu réew mi ñu ñëw jàppale leen ci loolu ngir lépp lu aju ci wàllu yokkute li nga xam ne mooy njëgu électricité bi wala courant bi ñu mën ko wàññee Maymuna Njaay teewoon na seen ndaje tey bi àndoon ceeg Pape Sangone Mbaye. ñu boole seen doole li leen yëkkati di benn mbir maanaam yan pexe la ñuy nas ngir ñu wàññi njëgu courant gi. ñun dañu ne yokk gi dafa injustifié tey jii génne nañ ay kayit yoo xam ne mi ngi wane ne Senelec nee na courant bi daf ko sax waroon a wàññi ci 2020 bi waaye warutoon sax di ko yokk waaye daf di nguur gi dafa amatul xaalis amatul ay koppar ndax koppar yi xëy na dugal nañ ko ci campagne ndax xëy na koppar yi dugal nañ ko ci naneen seen train de vie jëndee nañ koy oto yu rafet. koppar gi dugal nañ ko feneen bugg nag sénégalais yi fayal leen à leur place te loolu mënul nekk kayit yi ñu fi génnee tey wàññi ni na Senelec li ci ëpp ci am na jamono joo xam ne sax dafa amoon xaalis su bëree bëri waaye au lieu que mu jël ko delloo ko askan bi dañ ko jël def ko ci seen fonctionnement yooyu yëpp nag moo waral tey ñu woo sénégalais yi suñu dajaloo nekk benn bopp
ci marche yi nga xam ne dina am fii ci Dakar waaye dina am Thiès dina am Kaffrine dina am Kolda dina am fële ca Mbour aussi ak Diourbel pour que rek wax ne courant bi mun na wàññi. kuréel gi duppee seen bopp ñoo lànk nee nañu duñu dellu benn yoon gannaaw fi mu toll nii bataaxal sax bind nañ ko jox préfet ngir nag marche bi ñu bañ ci am benn coow. lépp loo xam ne yoon laajoon nañu ko def nañu ko déposé nañu autorisation bi préfet bi woolu nañu fële ca police pour ñu waxtaan dem nañ ca police wax ko la ñu nekkee wax nañ ko lan lañ jublu ci suñu marche bi. gis nañ ne lépp ci jàmm la donc suba incha allah na sénégalais yi ñëw fële ca obélisque nañu ñu ko daan defee ci dal ñu wane suñu détermination. dig daje fukki fan ci weeru janvier ñoom ñëpp daal di jóg wàcc ci mbedd mi ci mbooleem gox bu féete ci réew mi. Maimouna Ndiaye ñu xew ci wàllu koom ak xalaat bi nga xam ne rek moo bàyyeekoo ci waa CNES du kuréel bi ëmb rek ñi nga xam ne ñooy employeurs yu féete fii ci Sénégal ñoom nag dañu jàpp ne rek ngir jàppale entreprise yi nga xam ne dañu am fitna faw nguuru Sénégal taxawal kuréel boo xam ne rek ku ci nemmeeku yooyu lay jafe-jafe ñu mën la taxaw bu ko defee rek mu féete foofu ca ministère de l'économie di saytu li ni mel Mansour Kama président CNES ak Innocence Ntap Ndiaye ci micro Alassane Ba. waxtaanu tey bi te maa ngi gërëm ñëpp ñu ko teewee gis ngeen ni ñu ci bare dafay permettre ñu tënk teg ko ci loxo gouvernement bi lan lañu yaakaar ne buñ ko defee système boobu dispositif boobu nañ ko gën améliorer dinañ ko mun permettre mu gën wuyu ci yaakaar bi ñu am ci moom. loolu moo tax li gouvernement bi teg waxuñu ne baaxul mais dañu ne nan la ñuy xool ba yokkee dooleem mais dugal ci. travailleurs yi dugal ci chef d'entreprise yi pour que ñu bañ a juum ci yan saafara lañ war a def ci mbiru entreprise en difficulté yi nga xam ne dafa bari ci réew mi. plateforme boobu war na nekk foo xam ne mun na foo waxee wala yónnee fa ay éléments yi permettre structure yi nga xam ne moom la ñu teg pour ñu saafara wala dimbali saafara bi xam jàngoro bi lan la. pour ñu mun ko wax fan nga war a dem pour ñu faj ko par exemple ou bien lan nga war a def wala yan matukaay la ñu jël pour faj ko. bu ñu xoolee situation entreprise en difficulté yi dañoo gis ne nguur gi am na yu bëri ay structures yoo xam ne teg nañ ko fi pour ñu mën leen accompagner mais daa nekk waxtaan bi seen biir xëy na mooy des looloo tax ñun ñu daal di ne léegi dañuy liggéey ak ñëpp. ak CNES nga xam ne ñoom wax dëgg bi ñuy jël thématique bi dañu ci jël benn rôle parce que ñoom seen ay réalité la ñuy dund ñu ne ñu lii bu dee mën ngeen def waxtaan bi ñu am ko ak structure yi nga xam ne ñooy accompagner entreprise yëpp bu ko defee ñun ñu toog tënk loo xam ne dinañ ko mën a jox ministère di wax ci wàllu mbéy mi ak kuréel bi ñu duppee Union nationale interprofessionnelle des semences di kuréel boo xam ne rek mu ngi àddu ci lépp lu laal wàllu mbéy mi fii ci réew mi ñoom nag li ñu bëgg rek mooy fexe ba am ay jiw yu baax bu ko defee tamit li ñuy góob ñu nemmeeku ci ab yokkute bu mucc ayib loolu nag yëkkati nañ ko gannaaw seen ñaareelu ndaje bu ñu doon amal tey ci Ndakaaru ci teewaayu Maguette Souare Diallo ak Mohamed Sow Dieng. ñi seen xel màcc ci wàllu mbay amal nañu ab assemblée générale ci kuréel national interprofessionnel des semences ngir ñëwaat ci semences yi ak importance bi mu am. évaluer def le bilan xool fi ñu jóge xool fi ñu toll li ñu réalisé xool aussi l'avenir naka la ñu ko envisager donc de renouveler nañ encore toutes les instances de base créer de nouvelles instances tey nag li desoon mooy cëppaandaw gi. mooy yeesal le bureau national mooy assemblée générale ordinaire pour renouveler le bureau national. boobu leen dajale na acteur bu secteur agricole ba tax na ñoom ñu ñëwaat ci question yi wër campagne agricole bi quota bu semence yi ak intrant agricole yi. bon semence bi ak distribution bi ci commission yi yaakaar naa ne mbir la moo xam ne mi système bu leer la boo xam ne bii yaakaar naa ne ci sama xalaatu bopp am na transparence ndax commission yi sous-préfet yi ñoo koy présider. ci biir baykat yi ñu ngi ci association yi ñu ngi ci gendarmerie mu ngi ci police mën na cee nekk douane na ngi ci. ci atum 1991 la ñu dal di taxawal tànk UNIS lu ëpp 300 membres am na ko année yooyu tax ba mu mën investir bu baax ngir mën a organiser secteur d'activité bi bokk na ci jàngal ñiy bokk ci UNIS disposition réglementaire yi ñuy jël lu jëm ci wàllum production industrialisation ak séddale semence yi.
train express régional wala raay bi rek waxaat ci solo si mu am dinañ fexe tamit ba fan yi di ñëw ñu gën ko dooleel su ko defee rek taxawaay bu mu mës a am mu mën ci dellu lool rek dina tax lépp lu aju ci wàllu koom mu dugalat ci vraiment loxoom ni mu waree Mayacine Camara la ñuy teewlu ci boobule fan mooy secrétaire général d'État bu réseau ferroviaire ci micro Maguette Soare Diallo. soxla bi lan ci wàllu dem beeg dikk bi xool fi nga xam ne gox yi nga xam ne ci biir Sénégal foofu lañ am na ay production agricole maanaam lépp lu ñu am ci meññeef ak ci mbay mi waaye aussi ci wàllu mine ak ci wàllu commerce daanaka secteur yi nga xam ne am nañ importance yëpp ba ci élevage dem nañ waxtaan ak ñoom pour xool lan lañ soxla ci wàllu dem bi ak dikk bi ak transporter seeni marchandises donc ba tax na bi ñuy proposer chemin ferroviaire naan fii la raay bi war a jaar fii la train bi war a jaar ëllëg yooyu yëpp dañ ko wéer ci soxla yi nga xam ne ñooñu jot nañ ko exprimer yenn miniers yi ak yenn zone agricole yooyu yëpp politique ferroviaire bi tey jii dañ ko tëgg pour mu mën a suqali structure yooyu yëpp ak dimbale aussi opérateurs yi ci seen liggéey ba tax na liñ ciy xaar ci wàllu koom-koom bari na lool mënuñ ko xayma yëpp sax waaye mën nañu wax ne daanaka dina yokk taux de croissance bi bu baax a baax a baax. ñu wax ci leneen rawatina feebaru sida ak li nga xam ne nguuru Sénégal sumb na ko ci jaarale ko ci CNLS ñu ne nag ci rapport bi génn rek daanaka téeméer boo jël ñi nga xam ne rek feebar bi dina laal fanweer yi ay gone la ñu am fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at ak ñeent ñu ne nag loolu few ñu gën a baral xeex bi rek ndax mënuñu nangu li ne mel ba tax na rek dinañ yokk sensibilisation maanaam ñaax xale yi ñu gën a fagaru. Aminata Mbaare Sow ci liggéey bi àndoon ceeg Thierno ab micro trottoir la bu ñu def ci ay xale seen at mu ngi tàmbali fukki at ak ñaar jàpp fukki at ak juróom-ñaar ñoom boo leen laajee lu jëm ci VIH sida ku nekk di ci wax lu mu xam. VIH maladie ba nga xam ne kenn mënu ko faj tamit da lay andil ay jafe-jafe yu bëri da lay sonal sa parent tamit. si sa deret lay nekk bëri na fànn yoo xamante ne si lañ ko mën a amee. bu danger la en tout cas ça veut dire que maladie boobu noonu mën na la rey parce que dafa grave. moonte question d'actualité la ndaxte ci rapport bu mujj bu waa CNLS génnee téeméeri infection yu bees yoo jël fanweer yi ay xale la. ñu gis ni loo xam ne mësuñu ko gis tamit mais dañu jékki-jékki rek gis ko ci àddina bi yëpp ñu ne jeunes yi xale yu ndaw yi. adolescents yi mooy ñi nga xam ne fukki at ak juróom jëm ñaar fukki at ak benn foofu dañu gis ni ñetti nit yu am sida kenn ka fa la jógee. ma yaakaar ni xale yi sensibiliser wuñ leen bu baax et que xëy na ñu ngi def loo xamante ne xamuñu ni que loolu moo leen di andil feebar boobu. parce que léegi xale yi kenn surveillé tu leen moo tax. mu doon ab doon bu bees beneen tendance boo xam ni dafa laaj ñu def ab sensibilisation ci xale yooyule ngir moytandiku VIH sida. Aminata Mbaare Sow ñu wax ci mbayum lujum bi dem ba ca zone des Niayes nemmeeku ji atum ren ji nag mooy production bi moom ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax leneen li ci ñuul nag ñooñee nga xam ne ñooy yëngu ci boobu le secteur dañu ànd ak njaxare li ko waral ak dañu gis ne rek am na beneen suppame bu bàyyeekoo réewu Maroc feesal del marché bi ba tax na rek ñu ngi woote wàllu Cheikh Anta Diop moo ñu teewal ca diwaan ba àndoon ceeg say laaj. fii ci zone des Niayes rawatina nag jogo ren ji li ñu góob ci supame bari na lool waaye nag baykat yi nee nañ ci ay jafe-jafe yu métti la ñu nekk ndaxte nee nañ supame bi ñor na fii ci Sénégal waaye nag lu indi mbir mi dëgg-dëgg de moom mooy suuf bi nga xamante ne dafa jóge ci bitim réew di dugg fii ci Sénégal. ndax at mu jot bu ne bu nu lebee ñaar dërëmi nijaay ñetti dërëmi bàjjan juróomi dërëmi état dajale ko liggéey ba noppi buñ ko jëlee mu dem nëpp ci biir marché yi parce que lan mooy ñu nekk ci Maroc wala ñu nekk ci Chine wala ñu nekk ci Inde ubbil nañ leen bunti Sénégal ngir ñu mën a jël la ñu desal pour ñu ñoom indi ko Sénégal jaay ko. baykatu dër yi nga xamante ne jóge nañ fu nekk ci réew mi ci zone des Niayes ci diggante Kayar Fass Boy jàpp jogo nee nañ nag daanaka kilifa yi dafa mel ne dañ leen a seetaan ndaxte waroon nañoo woote waxtaan xool naka la ñuy toje seen bopp jinax ngir ñu mën a dakkal li nga xamante ne moom mooy important
alimentation bi. saako supame heure bi tey muy jar 5000 francs sac bi 75 kilos lay def kilo bu nekk fukki dërëm ak ñaar li ko waral mooy importation yi nga xamante ni xam nga Sénégal dafa ubbeeku yaraax importation yiy jógee Maroc xam nga problème bi mooy nguuru Sénégal mënul xam li fi am direction de l'horticulture du fi ñëw ARM du fi ñëw est-ce que mënuñu toog am synergie ñu discuter jël ay décisions yoo xamante ni ñoom ñoo war nañu ñëw fi bu ñu gisee lii dinañ xam ni kenn warul ubbi marché Sénégal pour di jéggaane légume ci Maroc. baykatu dër yi nekk ci zone des Niayes nee nañ ngir nag supame bi bañ a yàqu daanaka ñu ngi koy wanteer ci marché bi leneen li nga xamante ne mënuñu koo jaay dañ koy sànni ci àll bi wala ñu jox ko jur gi. Xante Diop bu ñu jógee zone des Niayes dañuy dellu suuf fii nga xamante ne rek mooy jaxaay foofe nag plan bi ñu leen yëkkatiloon ngir jàppale leen ci wàllu dëkkuwaay ubbi dëkk mel na ni am na leneen lu ci laxasul ndax boobaak léegi ñoo ngi xaarandi seen makkaan yooyu ba tax na loolu jotulantu dañuy tawlu ci kenn ci ñoom El Hadj Salif Ndiir lay wuyu mooy président commission d'attribution kër yooyu ca diwaanu jaxaay. jafe-jafe bi mooy kër yi nga xam ni war nañu ko jox seeni borom depuis 2005 am na ñoo xam ne yàlla def na jot nañu seeni kër waaye am na ci ñoo xam ne jotaguñu seeni kër te ñii am na ñoo xam ne génn nañu àddina am na ñoo xam ne tukki nañu am na ñoo xam ne ñoo ngi feebar am na ñoo xam ne ñoo ngi ci luyaas yi am na ñoo xam ne ñoo ngi bokkatu ñu génn seeni bagage kër yoo nga xam ne nag ñoo ko moom te war caa dem te ñu jox ma ay kayit ak i ndigale naa leen ko jox kër yooyu dafa am ñi fa dëkk ñoo xam ni moomuñu ko waxuñu ni ñoo ko moom waxuñu ne dañu leen a luye dañu ne dañoo ubbi rek dëkk nag taxut a am kër te borom kër gaa ngi taxaw te suñu leen bàyyi woon seen diggante borom kër gi ak ki moomul kër gi bu boobaa bu ñu dajee yoon dina ci amu yoon te loolu la ñuy bañ yaakaar nañu daal dootul yàgg ñu génne ña fa nekkan jox ñu suñu kër. fépp boo xam ne dégg nañu fa ministre baa nga fa mbaa président ma nga fa danañu fa teew ak yar ak teggin wax fa suñu soxla bu fajoo tam yaakaar nañ danañu ko faj waaye toogunu nag. ñu jeexale ko ak fàttaliku ki nekkoon juróom-ñaareelu xalif général des Mourides di Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ci mu wuy ji woon boromam ñeenti fan ci weeru janvier atum 2019 tey nag rédaction dafa ñëwaat rek ci dundam taxawaayam ci yoonu Mouride ak diine islam ci liggéey bi ñu ci Mamadou Fall defal. juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2018. juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2020 ñaari at bu ñaareelu sëtu Serigne Touba bi yoroon xalifa gi wuy jee suñu borom Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ñu xamoon ko ci nit gu dëggu bëgg liggéey ba noppi effacé wu nekkoon juróom-ñaareelu xalif des Mourides ci juróom-ñaari at juróom-ñaari weer mu jiite boppu communauté boobu lañ moom nag daal di nay marqué bu baax a baax li nga xamante ni moo di yoonu Mouride. ñu gën ko xam ci turu Serigne Mati Lay Mbacké mi ngi juddu ci atum 1924 ca Mbacké Kajoor di ab village bu nekk ca département bu Kébémer moom njàngam ci wàllu mystique nag mu ngi ko def ci wetu waajuram bu góor bi di Mouhamadou Lamine Bara Mbacké njàngal yi mu ngi ko yeggali ci wetu turandoom bi di Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mi ñu gën a xam ci turu Cheikh Awa Balla yoonu njàngam itam mu ngi ko yeggali ci Serigne Dame Diop daal di koy nag tëjee ca Diourbel ca kër Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mbaaxam foo ko natt wees na ko dimbali na ay téeméeri doomu aadama ngir ñu dem fële Makka moom nag samp na ay daara moderne yu bari tabax ay poste de santé bokk na ci lu gën a taaral yoonu Mouride moom sax moo amal lancement wu liggéey yu am solo yi ci mel ni ñaari sorool yi ñu yokk ci grande mosquée bu Touba liggéeyu jumaa ju mag ji di Massalikul Jinaan fii ci Ndakaaru ak li nga xam te ni moo di université Cheikh Ahmadou Bamba yokk ci itam tegum xeer bu njëkk bu mu ànd ak président de la République Macky Sall ci autoroute Ila Touba Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ngi wuyi suñu borom juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2018. Mamadou Fall cant ak ngërëm ñeen na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi du ñu def dara lu dul delloo lenge yi aram ak invité am ñu doxal ba ci kanam. jërëjëf Ibou Diouf ñu dellusiwaat